asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Tawhid TV li ci gën a fës bokk na ci élection législative yi ñu weesu xëccoo bi tàmbale na diggante kujje politique bi ak ñi féete ci nguur gi docteur Mamadou Ali Deme delluwaat ci faible participation ci élection yi le waaye it di indi ay leeral ci wàllum cohabitation ñeel langue politique bi baccalauréat 2022 téeméer boo jël lu ëpp juróom fukk ak benn yi am nañu bac juróom ñetti poñ yokku ci taux bu daaw bi njiitalu office du bac di dalal xel ci wàllum coppite ñeel déroulement bac bi tamxarit ak ay tëralinam ndawal gi cere bi ba si taajaboon bi lu ñu ci wax ban tur sax la sooxe artiste poète communicateur traditionnel bi di El Hadj Mamadou Gueye Samb indi na ci ay leeral wàllum climat tàngaay bi mu ngi wule ñaay fii ci Ndakaaru njaayum ventilateur ak it xeetu climatiseur dox lool waaye njëkk yi ak catégorie yi wuute lool ci marché bi li moo ci gënoon a fës nes tur ñu yaatal ko. mbokk yi daleen ak jàmm ñu dooree xibaar yi wax ci élection législative yi kujje gi ak ñi nekk ci nguur gi ñu ngay xëccoo ku ni ci ne moo ëppale place fële ca assemblée nationale donte résultat officiel yi génn guñu te it ñi participer sax ci élection yi bëriwuñu docteur Mamadou Ali Deme moom jàpp ne li ko waral rek moo di nit ñi ñoo amatul benn qualité ci ñay nekk ca politique bi waaye it jàpp na ni jafe-jafe àdduna tamit tax na ñoom itam demuñu voté ji politologue bi nag seetlu ni kujje gi moom wane nañu seen bopp bu baax ci élection yi waaye di ñu xamal cohabitation lu muy firi ci langue politique bi. la élection bu amee après tendance bu nekk day génne ay chiffres am parce que coalition boo gis rek am na état major bu mu mettre en place pour saytul ko li mu am ci ay chiffres. laata résultat officiel yi di génn lii di mouvance présidentielle gis ni am na majorité ku jegi ne dëkkandoo mooy am ci assemblée nationale. dëkkandoo boobu nag bu naree am bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ali Deme faw premier ministre bi ñu jëlee ko ci côté kujje gi ngir institution yi bañ a am jafe-jafe. souvent cohabitation bu amee président de la république ak premier ministre du ñu bokk camp parce que le premier ministre day jóge ci parti wala coalition bi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp ci majorité parlementaire bi. loolu boo gisee ñu koy def c'est pour éviter mu am ay blocage institutionnel c'est pour ñu éviter à ce que pouvoir législatif bi nga xamante ni am na sañ-sañ renverser gouvernement par li ñuy woowe vote de motion de censure pour que ñu bañ ko utiliser comme arme contre pouvoir exécutif bi mooy tax ñu bàyyi leen justement premier ministre bi nga xamante ni ci régime yi ñu nekk moom mooy responsable devant le parlement maanaam parlement bi mun na ko dafa war a rendre compte parlement et que parlement mun na am na sañ-sañ dissoudre gouvernement renverser premier ministre à tout moment par le vote d'une motion de censure donc pour éviter ñuy dund ay renversement de gouvernement de façon répétitive dañuy privilégier option bàyyil pouvoir législatif poste premier ministre bi nga xamante ni moom mooy chef de gouvernement loolu firndewul ni majorité parlementaire bi mun na renverser président de la république parce que président de la république dañ ko élire au suffrage universel direct donc ñoom ñoo tolloo même légitimité la ñu am. taux de participation bi daal di néew lool bu ñu sukkandikoo ci suñu politologue lu bëri moo waral li ni mel. waaw ku jege def nañu percée bu mag ci élection législative yi parce que mun nañ ko jàngatee ci ñoom ni ñu dérouler seen campagne électorale boo jëlee Ousmane Sonko ak ay naataangoom dañoo anticiper élection présidentielle 2024 maanaam pour dañoo. li ñu présenté électeurs yi comme discours politique mooy boo leen votelee Benno Bokk Yaakaar déggal ngeen ñaari yëf premier bi mooy que ni d'accord ngeen pour président Macky Sall def un troisième mandat beneen bi d'accord ngeen wàllu góor jigéen fii ci réew mi mu nekk discours boo xamante ni dafa sori trop ak réalité méngoowul ak dëgg parce que voté Benno Bokk Yaakaar na ci élection législative yi nii firndewul forcément que ni da nga ànd ak troisième mandat voté coalition Benno Bokk Yaakaar firndelul ni yow da nga ànd ak wàllum góor jigéen mais dañ ko présenté noonu et malheureusement ñu bëri adhéré nañu ci discours boobu ba tax na loolu permettre na leen ñu am benn percée bu mag ci élection législative yi ñu génn fi ñu leen doon xaaree c'était
ñu proposer ñu benn alternative parce que gis nañ ni ñaari législature yi ñu génn mooy 12e législature ak 13e législature yëpp sénégalais yu bëri dañoo amoon déception yu mag ci assemblée nationale. gannaaw tendance yi ñu daal di fësal ku jéggi gagné na ay ville yu mag yu bari mu nekk ab jéego bu am solo. nawet bi dafa teel a ñëw tax na ba dëkk yu bëri dafa taw jour élection yi loolu aussi tax na ba ñu bëri tayal a dem voté ji parce que xëy na jaralu leen ko mais globalement li tax nit ñi voté tuñu trop dafa fekk ni confiance bi waroon am entre ñi jiite ak ñi ñu jiital confiance boobu léegi bëreetul trop parce que souvent li ñuy dig nit ñi ci campagne électorale yi bu ñu demee ba falu dañuy gis ni du am ba tax na dafay créer ay frustration ak ay sentiment donc de frustration yoo xam ne nit ñi dootu leen jaral ñuy engagé wu. mu doon guleet ci suñu élection législative liste bu majoritaire bu Benno Bokk Yaakaar moom kott moo jàll ak liste suppléant bu coalition Yewwi Askan Wi ki nga xamante ne mooy jàngalekat di gëstu ci wàllum yoon fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ne rek mu ngi xaar conseil constitutionnel naka lay àttee mbir mi. baccalauréat 2022 taux réussite bi romb na juróom fukk yi ci téeméer boo jël wute ak daaw nga xam ni téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom yi ñoo ci amoon bac muy nag yokkute juróom benn poñ ci bac bu ren bi ci série science technique bi nag téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñaari ca série S2 la ñu am bac ci wàllum coppite ñeel organisation bac bi Socé Ndiaye di xamle rek ne lépp mu ngi ci yoon ñu teewlu ay kàddu Socé Ndiaye ci micro Aïssatou Faye Bodian ak Léa Niafuna. taux bi fu mu toll mooy boo jëlee téeméer bu nekk lu presque lu xaw a mat juróom fukk ak ñaar yi jàll nañ ci baccalauréat bi waaw boo boole série yëpp waaw buñ ko xoolee ak daaw xayma bi même boo ko xoolee ak yeneen at yi weesu yëpp xayma bi moom yokku na bu baax parce que boo jëlee daaw téeméer boo jël li ci jàlloon ñeent fukk ak juróom la woon yu teg tuuti ren nag boo ko jëlee téeméer bu nekk presque juróom fukk ak ñaar yi jàll nañ donc mën nañu wax ne yokku na bu baax. waaw ci wàllu woowu moom des na ay jéego yu bari yuñ ci war a def ndaxte boo jëlee téeméeru ndaw yi doon def examen presque lu yées tuuti fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo ci doon def xeetu jàng boobu muy science et technique mais nag ci biir ñooñu nag boo ko dajalee boo ko méngaleeg ñeneen ñi nga xam ne téeméeri junni ak juróom fukki junni yu teg la woon ci biir ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent yu teg ñoom ñoo ci doon def science et technique. waaw mbir moomu ba léegi ñu ngi ci waaye xam nga réforme la te réforme moom boo gis dafay jël ab diir buñ koy mool donc ci mool boobu ñu ngi ci parce que itam xam nga doo jógee ci lenn rek dugg ci leneen te xooloo ko bu baax parce que boo ko defee mooy la nga dugg mën naa gën a yées li nga génne donc ñu ngi ci xañ na xaw na yéex waaye dina sotti xañ. ñu wax ci tamxarit bi nga xam ni mooy wane at bu bees ci jullit yi li dooree ndawal bi cere bi ba ci sax taaja bon bi leen tettal ñoo ci ne ak tur ba fu mu jugee El Hadj Mamadou Gueye Samb artiste poète communicateur traditionnel indi na ci ay leeral ci micro la yaa ñafu na daan comme que nag cere dafa nekk dund goo xam ni dafa riche en vitamine sunu maam yi dañ ko bëggoon mun daan bay dugub ak gerte dugub nag dañ ko fonkoon torop si lan daal defar cere defar si laax muy nekk ak foode nekk na kon dugub dafa nekk loo xam ni dafa barkeel koy lekk tànku xar bi nag dañ ko daan denc wësam ko ndax yàpp bu dee yàpp beneen bi mën na tere yàqu mais tànku xar du yàqu boo ko bàyyee nag ba jamono ba nag nga wësam ko nag xoos ko def ko nag boole ko si ñeex mi jëndaat yàpp tuuti dolli si moo tax ñu ne nga lekk naa yàpp ba déwén mu saf bu si duggee rek saf si cere ji rek mu ngi mel ni yàpp yëpp lay contaminé. waaw bu guddee nag dañuy am po muy def di dem si kër yi seen kër yi mbokk yi daawuñu génn nag quartier bi seen kër mbokk yi rek la ñuy dem di woy di fecc waaw. di góor ñi sol yëre góor jigéen ñi sol yëre jigéen ñuy fecc di way ñu daal di leen jox ay xaalis ay affaire
boo fàttee dara sa kër ga dara xale yi jël ko nit ñi dañoo lekk ba saalit su le lendemain ñu ñëw indiwaat ko nga jox leen xaalis loolu lépp day wane ni rek ni nit ki waroo saalit daal waroo lekk ba saalit ay moral la ay message leçon de morale yu lañ doon wax nit ñi daal léegi nag way yooyu nag mu ngi soqe ko bi Ousseynou faatoo bi ko ku ñuy wax Yéesib doomu Maavi reyee sa Karbala dagg bopp ba ñu koy football guddi ga nag Yéesib bi ko reylu woon maye woon feet ni nag góor ñi nañu sol yëfi jigéen ñi sol yëfi góor ñuy wër di fo di bég ndax moom dafa bég ndax ñi nga xam ne nag dañu àndoon ak Ousseynou affaire bi metti leen nag ñoom ñu ne nag duñu bàyyi ñii ñuy way di fecc di kii nañ leen yedd wax leen ataa yi boona maanaam na ngeen tuub leen te jéggulu waaw ñu ni ñeneen yi aw ni àllay yeewu leen tuub leen te jéggulu ndax li ngeen di def baaxul araam na yàlla bëggu ko yonent bi ba ko sotub yonent la ñu rey waaw ñu leen ataa yi boona ñu ni tuub leen te jéggulu ñu ni àllay ñu ni yeewu leen olof nag ni taaja boon ñu ni óllay xam nga olof danoo mën a déformer danoo mën a changer wax mais nag l'islam sunu maam yi lépp lu ñu defoon rek lu baax la mais nag ba léegi am na nag taalibe yoo xam ne dañ daan jóge sa àll ba ñoom jàng xam-xam nag ñëw si biir dëkk bi 1er janvier la ñoom it ñu bëgg a lekk yàpp bëgg a am kii ndax sa àll ba duñ lekk yooyu ñuy tari nag bàqara ba naasi nga daan tari alxuraan ñu leen di may ay ceeb ay yàpp ay kii ay soow ak yii yëpp ay ñu yóbbuwaat sa àll ba ndax bon 1er janvier la mu nekk seen fête le lendemain sax dañuy bu ñu reeree ba pare dañuy def këpp jël benn cere lem ko kol lañ koy wax teg ko ñu jël bool këpp ko bu ñu ko këppee nag di ñaan ku ne di ñaan mag taaw bi mooy jëkk ñëw ñaan sunu ku nekk day ñaan jàmm fekkee déwén bu fekkee am nañu xuloo nag si famille bi seen papa ni leen yéen a ngi ñaan jàmm bëgg a fekkee déwén te yéen da ngeen a xuloo di yéenante lu bon joxante leen loxo juboo gaaw ñu daal di ñëpp joxante loxo juboo léegi nag la retrouvaille familiale famille bi ñëpp daal di juboo waat mu ni leen danku cere bii ngeen lem noonu ngeen war a nag nekk benn ni danku cere bi mel ngeen war a mel dankuloo nekk benn lu ngeen songu daan ko ndax ay mbokk ngeen waru leen di xuloo ko ŋaayoo famille bi daal di suude wu waat nekkaat benn yaa bi loolu lañ daan def daan nañ jël loolu aussi def ko ci ndox sëlmu ko ñu ni ñaan day tax say doo gumba say bët def tusngal dafay préparer lumière bleu nga xool ñu ni asamaan si ni Faatumata mooy fóot yooyu yëpp nag ay volet culturel la rek baaxi maam la rek pour genre comme lépp daal lépp conte yoo xam ni day éduquer ndax day yeete di yedde daal ndax sunu maam yi ñoo ko sàkkoon te l'islam ànd si ndax lépp luy boole doomu aadama l'islam ànd na si. ñu jeexale xibaar yi rek wax ci climat bi nekk ci Ndakaaru ñëpp xam nañ ne ci vacances yi nag dëkk bi moom dafay tàng lool mu nekk lu ñëpp attanul ndax sax moo waral nit ñi dañuy daw di wuti ay ventilo ci marché yi mu am fa ay xeet yu ne ak it climatisation suñuy ndaw demoon nañu seeti leen ñu teewlu ci seen reportage. ci période de vacances yi nag dañuy seetlu ni Dakar dafay gën di tàng mu nekk loo xamante ni dafay sonal lool doomu aadama yi tax nag ñoom ñuy dem ci marché yi seeti li nga xam ne moo di ventilo nga xam ne dafa am ay catégories yu bëri ci marché bi. yu ci gën a siiw mooy genre hivernal Midea waaw am na ay Rax ak yeneen bari na waaw mais yooyu ñoo ci gën a xaw a siiw daal am na nag ay plafonnier am na ay sirpier am na miral. am na 3 catégories yooyu moo ci am. seetlu gi nag moo di saa su tàngaay jotee njëgum ventilo yooyu day yokk ndax bu ci ne am na njëgam. ni su dee yëpp nga généraliser parce que am na ay ventilo yu ndaw mun na commencer yooyu ci 10 000 ba 30 000 waaw su dee nag yi ma la wax ni Midea yi ak hivernal bi mu ngi entre 15 ak 25 000
waaw parce que ñaari qualité moo am ci hivernal bi na premier choix bi ak deuxième choix bi premier choix bi mun nga ko amee ba 25000 deuxième choix bi 15000 parfois dina dem ba 20000 su yeggee ci tàngaay bi waaw c'est ça instant bi waaw ñu ngi koy jël bu baax macha allah. ginnaaw ventilo yi clim yi tamit dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañ koy faral di taal ci tàngaay bi donte nag moom dafay laaj entretien ak toppatoo gu mat ngir wér gu yaramu nit ki koy jëfandikoo. ñu fi climatisation yoo xam ne ñu ngi ko tuddee allège mooy am dañ koy taf ci suuf nii muy jébbi jëm kaw. am nañ climatisation boo xam ne ñu ngi ko tuddee climatisation cassette mooy yi ngay gis ci banque yeeg yooyu muy féete kaw am na yoo xam ne ay centrale la ay genn la ci grande surface yu mag yi moom la koy dugal moteur yi nekk ci kaw terrasse comme ay immeuble yi ngay gis ci kii ainsi de suite am na boo xam ne ñu ngi ko wax climatisation portatif boo xam ne da nga koy rouler am ay roues ainsi de suite donc yooyu moom fi am comme 5 types de climatisation yi ngay gis. utiliser climatisation mooy li mu conseil ma leen njëkk jox mooy ñi bañ si abuser parce que tout excès est nuisible comme on dit. beneen chose bi mooy ñi def maintenance périodique mooy genre ñu nettoyer seen climatiseurs yi technicien bi ko woo chaque 3 mois mooy minimum si nga xam ne ni mooy maximum si nga xam ne ni day taal tous les jours. ki nga xam ne ni nag seddaay bi lay taal tàngaay bi lay taal seddaay bi mu fay ko mais chaque tàngaay bu koy taalat na woo technicien mu defal ko révision générale defal ko xool gaz bi nettoyer ko filtre ba mu set après mu door ko taal mu door ko utiliser donc conseil boobu si loolu après day am répercussion si côté santé am. ci fàttali depuis weeru mai la tàngaay gi dugg bu baax fii ci Sénégal ña nekk ci yenn gox-goxaat yi nag ñoom dañuy daw ñëw Ndakaaru ndax jàpp nañ ni fii la climat bi gën a seddee donte ñi fi dëkk sax ñoom tàngaay la ñuy jooy ba tey. mbokk yi lii moo jotoon ruus ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeen na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme